askan wi askan wi askan wi nañu yewi askan wi askan wi askan wi nañu yewi askan wi askan wi askan wi nañu yewi askan wi askan wi askan wi ay ñoo leen jéem a mànkoo te xeex ko nañu yewi askan wi ay ñoo leen jéem a mànkoo te xeex ko nañu yewi askan kon asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku si nekk sa tur ak sa sant di rafetlu jotaay bi di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp di am tuuti nag lu may wax di ko wax pour ngeen dégg ko man kenn indiwuma fi man maa fi indi sama bopp yaakaar naa ni su fekkoon dama bëgg leneen mën naa ko wax ñii sax ñu waxal ma waaye li may wax man maa koy waxal sama bopp du ma yénni pël du ma yénni naar parce que lu ma ñor la li ma ñor nag man maa koy waxal sama bopp muy comme coalition bi ànd Yewwi Askan Wi wax dëgg na yàlla élection yi ànduma woon ak yéen yaakaar naa toog naa sax seen benn meeting Souleymane Bari mi naan ma jabaru Njaga Faal ma ne ko c'est super d'accord naa ci ma ne ko Njaga lépp lu mu bëgg si lii naa si ànd ak moom tey même bu doon dem moom kese ñu koy gañe man dinaa ànd ak moom ba du gañe ko mais du mu si dellu ginnaaw kon man awma lu may ragal man su may ànd ak nit ragalu mu si victoire ragalu mu si defet laa ci bëgg mais su ma victoire laa ci bëgg mais su mu si amee defet tamit damay sant yàlla parce que loolu la ma yàlla may kon tey man maa àndoon ak Njaga Faal si élection yële ànd ak Faly Seck mais tey ji élection yi di ñëw maa ngi si ginnaaw Yewwi Askan Wi te dama siy dolli dara li mu siy dolli mooy man damay liggéey ñaanuma saraxuma sama liggéey laa yore damay filmer caméraman la photographe la aussitôt tamit taulier laa damay liggéey qualifié maa ngi samay certificat kon tey man ñaanuma yalwaanuma ñaq laa xam ñi ma xam fii ñëpp yaakaar naa ñaq la ma xamee gisuñu ma kenn ma taxawal si kenn naan may ma ñaar fukk wala may ma ñaar dërëm su ma xëyee damay xëy su ma amul lu ma liggéey su ma xëyee maa ngi toole sol samay tenue su ma amul lu ma liggéey su ma xëyee maa ngi garage kon amul kenn ku ma yaakaar pour nga defal ma ñaanuma saraxuma sama doole laa yar damay liggéey xalifa mii xam na appareil bi mu yore maa ko jënd sama xaalis 340 000 xalifa bi appareil bi muy filmé kon tey am na loo xam ne xaaruma si nit xam nga lan laay xaar si nit li nu bëgg si Ross Béthio wala li nu bëgg si Sénégal ñu am ñu ko mën def ñu ànd seeg ñoom. waaw di wax ne nag ginnaaw tey maa ngi ànd ak Yewwi Askan Wi waaye di leen si dollil dara nag ànd ak Yewwi Askan Wi empêché wul sama liggéey dara man caméraman la tey ku ma engagé damay liggéey te bu ma lay liggéeyal naa la liggéeyal amul Yewwi Askan Wi la amul beneen parti la ku may liggéey dama lay liggéeyal sama yéene ak la ma man kon tey man nekk si Yewwi Askan Wi taxul ñu conditionné ma si samay liggéey man samay liggéey si laa yar sama bopp yar sama kër kon caaxaaneewu ma ko li ma leen di wax nag moom di leen ko dolli mooy kenn xamee woon ci politique daan naa ànd ak nit jox ko sama xol ba mu jeex waaye lenn dinaa leen ko dolli Yewwi Askan Wi tey dana ma tax politique te incha allah njor na dana soppeeku maa leen ko wax man njor na dana soppeeku yerew ma xaalis bu mu leen jox yerew ma doole ju ma leen kii mais sama xalaat ak sama kii booy ya fa nekk li ma leen di wax mooy njor na dana soppeeku si Yewwi Askan Wi parce que yaakaar naa ni dinaa fa taxaw liggéey daaw moon taxaw sax ci liggéey daan naa ànd ak nit rek jox ko sama bopp mais tey dama leen jox sama bopp jox leen sama taxawaay incha allah dinaa leen liggéey lu nga xam du ma leen ci xaar te du ma leen ci woo dama koy doxal sama bopp wax ceeg ñi ma war a wax def ci la ma war a def di leen wax ne nag ñoom léegi lañ jóge sama kër yaakaar naa ni Bara Seck mi sama kër la nekk te yaakaar naa ne la ma leen wax dégg nañ ko waxuma leen sax ba nu dikkee wax dama leen ana Faly parce que si élection ji Faly moo ñëwoon mais ñoom après ñoom ñoo ñëw man leen nag man li may wax mënoon naa wax mais bu Faly dikkoon ma wax ko mu dégg comme Faly ñëwul nag yéen wax leen ngeen dem ma déglu leen ñu wax dem seen yoon ma bàyyi leen ñu dem parce que ñoom li ma soxla mënu ma leen ko wax Faly waroon ñëw ma wax ko comme gisuma Faly ña fa ñëw dama leen wax bàyyi leen ñu déglu ba ni kii sama kër ma bàyyi leen ñu dem kon tey li ma leen di wax man maa ngi seen ginnaaw xaaruma si yéen dara lu dul ànd ak yéen def si la ma man ak sama xam ak sama xalaat sama doole tamit iñaane ma si def kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. tey nag li ma fi indi mooy dama nekkoon ci parti
bi ma nekkee ci parti ñëpp xam ne xamee woon ma ci parti mais xamee woon ma woon taxaw wax maa ngi soog am taxaw wax tey ci meeting. nekkoon naa ci parti ñu bari xamuñu woon ni nekkoon naa ci parti ma nekkoon parti réew mi laa nekkoon yàlla di def ba réew mi élection yi passé dem coaliser ak ñenn ñi man nag ma am ambition bëgguma bokk ci ñenn ñi am mouvement fi amoon ngir jàppale ma Diop ñun ñëpp ñu meroon pour jàppale ko yàlla def moom it xëy na dem na tamit pour ànd ak ñenn ñi mais man dew ma pour ànd ak ñenn ñi man ñi ma gis mooy ñi ma àndal mooy d'accord man ñi ma àndal mooy ñii toog jàkkaarloo ñun ñii mooy borom vert blanc bi am ñu am si ñoom yaakaar mooy muy waa Yewwi Askan Wi ñoom la ñu bëgg nag àndal te boo xoolee fii ñëpp ay ñuy def développement dong ñoo fi nekk muy góor muy jigéen ñuy dox si loolu ñoo fi nekk te ñun mooy fi ma fekkee Diallo di wax rek tàmmuñu talal suñu loxo li ñu xam mooy lii rek def suñu poos li muy wax si développement rek gis nga dama yéen doo joxe muskeer àll bi laa toppoon joxe muskeer ba heure bi dama tëdd rek nelaw naan bi may jaar fi sànq boobu yéen a ngi def caravane ñëwaguma woon maa ngi fii tey maa ngi fii ëllëg maa ngi fii ginnaaw ëllëg ba kere gi ñuy am ndam taxaw biir pale incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu mën naa wax département Dagana yëpp parce que ñun waa Dagana tey ñoo fi daje mais di beral nuyoo suñu sang yu góor ak yu jigéen yu tedd yi fi ñëw tey sagal ñu ñii moom am nañ yaakaar ni du ñu nekk ay député comme nu mu tudd maam Diop la xaw ma ñii am nañ ci ñoom yaakaar wax dëgg yàlla macha allah te ñu ngi leen di ñaanal te naa ci yow léegi incha allah. donc maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ziyaar ñëpp di beral nuyoo nag suñu mbokk yi ñu fekk si ci combat bi xam nga tubaab dafa naan qui se ressemble s'assemble xëy na mën naa am ay jamono ay contexte ñu ñiy jëm nii ñiy jëm na le mais dëgg rek mooy mujj yàgg ñi war a ànd dañuy ànd rek surtout nag ñi war a ànd ci combat bii nga xam ni Yewwi Askan bi daf ko sumb muy nekk combat dëgg j'ai bien aimé l'expression de quelqu'un ki doon wax léegi man maa ñëw te kenn indiwuma ñun loolu moo symboliser suñu parti politique à Pastef ñun dañoo dox rek daje jàkkaarloo xoolante rek ci biiri bët ñu comprendre que ñun ñii kat am na loo xam ni si yàlla daf ñu ko takkee ci loolu nañuy doxee nag ba léegi moo tax Pastef booy seet ba ci biir sax ay poste ak ay position ak yooyu yëpp amu ci benn solo moo tax li ñuy théoriser ñun mooy grade bi gën a fort au niveau du parti Pastef mooy grade militant moo gën a fort sax grade coordonnateur wala responsable wala leneen ak leneen bref li ma bëggoon wax rek mooy bu ñu dajee rek c'est parce que dañu war a daje bu ñu dajee rek c'est parce que am na benn mission bu yàlla namm ñu remplir ko yàlla na ko yàlla jaarale ci ñii xam nga lu tax yàlla war ko jaarale ci ñii parce que ñi seen mandat jeex wax dëgg yàlla suñuy mbokk lañ de bañu ñu leen amuñoo ak ñoom benn problème mais dañoo gis ni seen liggéey dafa doxul dafa des te élection yi ñu jëm dañ ci bëgg ay nit ñu farlu ñu am fulla ñu am fayda xam nga monsieur Diop boo ko xoolee xool madame Diamanka xool madame Sy xool sama waa ji yàgg ñii ay nit ñu respectable lañu boo leen seetloo ba ci biir élection locale yi bi mu génnee am na ay maire Yewwi Askan Wi parce que parfois aussi dañuy infiltrer malheureusement yoo xam ne si dañoo dem encore takk buum ci baat ni jébbal nañ ci Macky Sall man de ñii am naa ci ñoom yaakaar ñii ëllëg député yi nga xam ne dañuy takk buum seen baat dem jébbal ci Macky Sall ñii département tabb bi duñ ci bokk incha allah te loolu rek moo am solo te département bi dañu war a bàyyi sama rakk Pape Ndiaye wax na ko léegi c'est un jeune frère ah nee na élection bii dañ ci war a xool xàmmee ci ràññee ci parce que parfois quand la République est en jeu
il faut que nit ñi jël seen ay responsabilités parce que la République est en jeu parce que ngóor si dafa ni woon mbirum 3e mandat dinañ ma xaar ci lu ne bu mu des ci loolu du loolu la njëkkoon wax mu jóge fa mu ni nii oui nii non njuj njaaj xam nga commencé na léegi ñu jóge fa bu yàggul dara CEDEAO dafa am benn protocole boo xam ni additionnel bu ñu tëral ci protocole boobu dañ ci dugal benn disposition buy wax ni léegi pour ñu am jàmm parce que coup d'état yi dafa bari Guinée fu nekk ñu ni léegi pour ñu am jàmm nañu def benn disposition boo xam ne si espace CEDEAO dañ naan comme ni ñu ko bindee ci constitution Sénégal nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs waaw dafa am chef d'état yu bañ malheureusement chef d'état yi bañ suñu président ci la bokk kon daanaka mën nañu wax ni Macky Sall mooy ku ñuy xam nuñ koy waxee ci wolof ku ñuy jiñ xaw ma lan voilà ku ñuy jiñ affaire bi ngay soccoo affaire bi quoi exactement donc léegi ñi fi nekk di naatable ndax bëgg na def 3e mandat ak bëggu def 3e mandat yaakaar naa ñooñu di ñu nax seen bopp leneen li nga xam ne ni chance la bu ñu yàlla jox puisque si vous vous rappelez bien 2011 2012 il y a eu plus de 10 morts je pense 11 ou 12 comme ça pour que Macky Sall accéder à la magistrature lu taxoon parce que suñu maam dafa bëggoon 3e mandat donc mu jur ay manifestations jàppal bàyyil ba mu am 11 ou 12 mois cette fois-ci nag yàlla daf ñu defal xéwal c'est-à-dire dañu ne Macky Sall dañ ko fi war a jëlee de façon chirurgicale c'est-à-dire dañ ko fiy jëlee ba pare xelli suñu ataaye naan yéey suñu gerte du ñu am benn coono. Je vais vous dire comment mooy et c'est ça qui me permet d'aborder le principal enjeu de cette élection mooy li ñuy tuddee majorité mécanique maanaam ay député yoo xam ne si benn nopp nañu am Macky rek ni ñuy déglu bu tichoolee noonu ko yaram kala maanaam loolu nañ fiy jëlee ñu xañ leen cette majorité mécanique loolu bu ñu ko xasee ba am dafa am ay leviers yoo xam ne ñun dañ koy actionner lu ci mel ne code électoral xam nga code électoral Macky Sall daf ko tëggee nu mu ko neexee boo gisee tey Khalifa Sall ak Karim Wade nekkuñu candidat c'est pas lié à des décisions de justice je suis désolé amul benn juge bu leen condamné ni leen yéen mun netoo leen nekk candidat amul c'est parce que ci biir code électoral daf ci dëxëñ yoo xam ne si ñaar ñooñu daf du leen permettre ñu nekk candidat kooku benn aspect la beneen aspect lu mel na la loi sur le parrainage nga xam ne bi ñu koy voté dañu bunkeriser Dakar kenn génnul kenn duggul ñu voté ko en urgence def lu leen neex loolu dañ ko fiy jëlee mu jeex ak yeneen aspect yoo xam ne si moo tax ma ni on a une chance boo xam ne si yàlla jox nañ ko maintenant ñun ñoo ko war a saisir niñ koy saisiree mooy li xale yi def tey ñi nga xam ni gis nañu enjeu yi xàmmee nañ ko ràññee ko ñooñu ils ont la responsabilité ku ci nekk am na koo jege ma ngay nelaw yu metti nga fexe nga yee ko c'est vrai que département Dagana fii parfois boo leen di yee yenn saa yi sax nga découragé yenn saa yi nga bëggal leen lu baax waaye nit ñi duñu gis loolu mais bu ñu sonn bu ñu tay lu ñu mën a def rek nañ ko def pour que suñu mbokk yi nekk suñu wet ñu yee leen fexe ba ñu xippi seen bët ñu xàmmee quel est l'enjeu de cette élection là dépassé na ay maire ki département ki région moo tax souvent damay wax ni élection bii du pour fal ay député mais c'est pour casser une majorité mécanique maintenant bu ma bëggee dellu siwaat ci département bi dafa am ay enjeu man nag ngeen baal ma affaire mbay mënuma wax ba pare tudduma ko parce que xam nga Dagana moom loolu moo fi cëslaay moo fi ëpp solo bu fekkoon fonk nañu mbay mi fii ñu toll tey duñ fi toll parce que xale yi ngeen di gis nii koo ci jox 10 hectares dana ko liggéey te du jël 60% de son temps je dis bien koo ci jox 10 hectares dina ko liggéey te du jël 60% de son temps parce que dañoo xereñ ci wàllu bayum ceeb et je rappelle que les rendements les plus importants yi gën a yéeg au monde rendement yi am fii au niveau de la vallée ci la bokk donc problème mu xereñ ça ne se pose plus problème mu xale yu bëgg ça ne se pose pas mais problème mooy amuñu une véritable politique agricole te li ñuy xaar ci ñoom honorable ñi incha allah li ñuy xaar ci ñoom honorable yi c'est-à-dire
xam naa dinañ ma méréter encore une fois parce que ñun c'est ce que nous particularise au niveau de Pastef parce que ñun on préfère crever les abcès lu mel na SAED la société SAED bi ñuy wax SAED mais c'est une société qui devait être au service des paysans mais c'est comme si ce sont les paysans qui sont au service de la SAED honorable bu ngeen yéegee honorable bu ngeen yegsee ngir yàlla il faut tout faire pour qu'il y ait des réformes au niveau de la SAED pour qu'au niveau du conseil d'administration de la SAED qu'on ait des paysans comme ça se fait avec l'ARD l'agence régionale de développement bu njëkk demeewul woon noonu mais maintenant c'est les collectivités locales ñoo koy contrôler parce que l'ARD c'est le bras technique des collectivités locales mais ça la SAED là devrait être le bras technique des paysans ngir yàlla mais mënoo nekk nag sama bras technique te ce conseil d'administration du ma ci am mon mot à dire mieux ils doivent être majoritaires dans ce conseil d'administration donc loolu honorable il faut bien prendre note bokk na ci li nga xam ne si ñu ngi koy xaar ci yéen leneen li nga xam ne si aussi ñu ngi koy xaar mooy mu am ay réformes surtout wàllu intrant yi et li ma ci ëppal solo mooy engrais bi gis nga fii gars yi balaa ñuy béy balaa ñuy engrais lu leen ñuy daj non seulement le produit coûte cher mais da nga ko du sax teg bët Sénégal nag li fi nekk yéen a ma ko gën a xam li ko yàq c'est les intermédiaires moi de mon point de vue gëm naa ni te loolu dafay laaj nag ñu réformer aussi les organisations de producteurs normalement les organisations de producteurs dañu war a am des contrats avec les maisons mères c'est-à-dire di traiter directement pour que intermédiaires yi ñu mën leen casser de plus en plus donc loolu bokk na ci li ñuy xaar ci yéen honorable mais li nga xam ne si aussi parce que li ñuy wax mooy peccum liir bu neexee yaay ji moo jàpp ci mbagg yi mais liir yi aussi mooy paysans yi ñoom aussi ils ont du travail à faire parce que yéen a ko gën a dégg temps yi fii xaw ma yeneen gox yi nu mu fa demee mais fii au niveau de Ross Béthio dañ naan la section bi defagul renouvellement pourquoi parce que bon on n'a pas présenté de bilan quelquefois même il y a même pas de bilan à présenter ou alors c'est un bilan chaotique bu ñu koy présenter voilà da ngay tu tombes des nues wala ñun la union bi war nañu def seen renouvellement mais il y a tel problème tel autre problème je dis bien ñun waalo yi tant que ñu ngi continuer di fonctionner comme ça kenn duñu respecter il faut que les organisations de producteurs aussi kooku aussi c'est un travail qui attend nos honorables députés il faut que ñu professionnaliser leen et professionnaliser leen nag dafay laaj ay action yu bëri yoo xam ne si dañ ko war a teg xam naa du ma am temps pour développer ko aujourd'hui mais peut-être dinañu am occasion prochainement pour dugg ci en profondeur mais li ma bëgg wax daal mooy mbay mi daal honorable bu ngeen yeggee hémicycle na ngeen def liggéey bi ci war pour que Waalo am place bi mu war a am dans l'agriculture moi je pense et je continue à penser que ministre Waalo bu fekkee gouvernement dañu war a cëral Waalo un ministère ça doit être le département de l'agriculture un point un trait buñ ñu waree jox ministère pour man jox ñu fukki ministère jox ñu département agriculture moo ko ëpp njëriñ téeméer yoon voilà le genre de plaidoyer malheureusement yi ma doon xaar sama mbokk waa kër ñàkk jàmm mais malheureusement ñoom ils passent toujours à côté dégg naa l'interview a fait couler beaucoup d'encre et de salive et pourtant ñun ko man commencé comme ça wax je parle sous le contrôle de Alioune Gueye rien ne sera plus comme avant quelquefois ñu ni Ross Béthio est-ce que am na opposition baax na dans quelques mois vous verrez que Ross Béthio am na opposition on a juste voulu respecter l'état de grâce puisque une équipe municipale mooy doog a toog defagul sax 6 mois kooku xam nga gunge ko moo gën di ko critiquer mais bu ñu leen mayee 2 années fiscales laa lay wax de on va commencer nag à fouiner en profondeur di xool les dossiers comme ni ko Ousmane Sonko di defee c'est exactement comme ça qu'on va le faire ils ont intérêt à bien travailler sinon les dossiers dinañ ko jël dinañ ko éplucher s'il y a des choses à révéler à la population et Inch'Allah dinañ ko def donc di leen gërëm di leen sant encore une fois kontaan nañ lool ci recevoir leen fii à Ross Béthio et da ngeen jaayante yi xale yi def élection yi ñu passé am nañu score yoo xam ne si ça ne reflète pas
le véritable poids de Yewwi Askan Wi. On espère que les législatives inchallah rawaan du ni yéen Ross Béthio yéen ñu tere nekk député di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah. xaw am kerse tuuti man ci ñi fi jaaroon am fi ñaari mandat te ay trucs yoo xamante ni li gën importance ñu bàyyi ko fi mënu ko sa régler parce que ba léegi casier ridicule bu grandi dañ ko tëj dama jaaxle ku xamoon casier ridicule bi ak rendement yi fi daal am autant de la serre ñu naan dañ ko tëj te depuis fi nekk mënuñu def benn effort pour ñu mën ko réaménager waat aménagement tertiaire nag avec une maîtrise totale de l'eau léegi gàcce la donc ñun incha allah bu ñu taxawee combat yooyu dañ koy porter bu ñu yàlla mayee ba ñu am ndam beneen bi aussi fii ci Ross Béthio c'est une zone agro-pastorale donc jaadu na aussi ci la loi pastorale kenn xamul kañ la woon lu ñu war a càmbaraat la seetaat ko parce que souvent il y a des conflits qui am entre l'agriculteur ak éleveur li koy waral c'est parce que am nañu respecté wul ay clauses parce que parcours bétail dañ ko war a bàyyi xel te sàmmkat ci la ñu bokk il faut ñu bàyyi leen xel ci loolu beneen bi xam nga yeewu dafa jot nag parce que ki fi def ñaari mandat te mënul def benn bilan mais jaarul na nga naan da nga joxaat beneen mandat am leen fulla ni koy fii ñukk seet Yewwi Askan Wi am nañ programme bu ambitieux incha allah ñu nar a taxaw foofu défendre xam nañ jafe-jafe yi nekk bu ñëwee foofu incha allah ñun duñ nekk député yi nelaw dañuy dugg ci commission yi défendre seet jafe-jafe yi nekk yëpp ñu proposer des solutions fexe ba loolu man saafaraw guddi na xanaa dañuy xaw tënk kàddu yi rek ci noonu ñu ngi jël ci kàddu yi asalaamaaleykum. mooy que ni Rosso ñëw naa fi def fi 1 mois 15 jours li ma fi indi mooy étude te li ma gis ci étude ma am nakaru xol doon ñaan yàlla nag li doon mettiti Rosso ma nekk première bi nga xam ni da koy jàpp dox ko wax ko faj ko te lii may wax ni tey wam naa waa kër Ndiobène duñ ma bàyyi ma fenn ginnaaw loolu problème yooyu ngeen di wax duma ci delluwaat ndax li ma xam ba pare la quartier bu ne def naa ko fi yenn ci kër yi def naa ko fi yenn hangar yi fi ne def naa ko fi kon am na loo xam ne duma ci jaaraat lenn lu may wax dama bëgg waa jeunesse bu Rosso parce que nag département de Dagana nu mu tànnee ay mbiram dama cee kontaan ba pare delluwaat ci jigéen ñi itam ma waxtaan ak yéen balaa ñuy commencer dama bëgg signer ak yéen benn pacte mooy est-ce que commune bu Rosso pare na pour changement wu département bi pare ngeen très bien comme pare ngeen lenn rek lay wax mooy képp ku jëli woon sa carte d'identité na nga ko jëli parce que balaa nga naan naam ne fa jëli leen seen carte d'identité jóge teel dem voté ji li may waxati leneen sama département moom moo yore li nga xam ni moo gën a riche ci Sénégal pourquoi sama développement agonie kon waa département bu Dagana nañu bàyyi xel ci loolu la richesse du Sénégal se trouve dans mon département donc il faut l'étudier et je m'engage aussi à dire que jeunesse bu département de Dagana takku rek pour lan ngeen xàmmee seeni bulletin mooy ban bulletin bu weex bi am picc bi te amul photo boo fa duggee bu amul bu photo jël leen ngeen dugal ko ci enveloppe bi lenn rek moom mooy mën a départage
choisir ñun ak ñenn ñi le slogan de ñenn ñi ñun ak ñenn ñi jour J comme signé naa ak yéen pacte dama bëgg joxante yéen rendez-vous le 31 juillet comme ça ñu ñëw fêter suñu victoire ba li nga xam ne lu ñuy naataat ci biir Sénégal département de Dagana nekk premier département bu bañ nooteel bu bañ injustice bu bañ inégalité et on dit oui au développement merci beaucoup waa commune bu Diofior. salaamaaleykum wa rahmatullah. mbokki Ross Béthio ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen masawu coono di leen jéggalu aussi itam ndax xam nañ ni ci jamono récolte la ñu nekk te xat na aussi di am contentement di fi teewaat ndax teew nañ fi à 2 reprises benn bi c'était en 2017 bi ñu nekkee tête de liste di wut député ñëwoon nañu fii yàlla def na àll la fay ñuul moo fay ñag waaye li ñu fi amoon xeebuñu ko ñu ñëwaat fii ci échéance locale yi passé ngir wéttali ngir dëgëral ngir taxawu suñu mbokk Abdoulaye Wade tey aussi ñu ñëwaat fii pour échéance législative xam nañu engagement bi nekk fii ndax boo déggee réaction yi rek ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément kon da ngay sentir ci ñi àddu ñi triché wuñu te li ñuy wax seen xol li nga ko tibbee kon nag loolu doy na yaakaar ci ñun tey nag dama ni woon duma àddu walla dama ni woon sax échéance yi duma àddu ndax département Dagana Aïssata Sy Rawane Diop Mariam Diamanka ak Ibrahima Mbodj la ñu tànn ñu nekk seeni candidat ñun nag xëy na li yàlla dogal nit mu ñu ci dara moo waral ñu bokk ci liste bi moo tax ma ni woon tey damay échéance yi damay ñëw topp seen ginnaaw ànd ak nit ñi déglu leen ñoom ñu wax ak nit ñi ndax xam naa ne bu ngeen leen votelee rek ñoom bu ñu demee ñun mën nañu barasti ko waale kon nag ñuy ñaan yal na leen yàlla may ndam te am nañ ci yaakaar ndax kuy liggéey te amoo yaakaar jarul ngay sonn par rapport ak réaction yi fi am ak fépp fu ñu dem ci département bi suñu yaakaar day gën a dëgër ndax da ngay yëg ni ñi nekkoon ñi feneen sax da ngay yëg ni suul nañu ñooñu dafa fekk nag bi ko mbokk mi wax léegi réccu day fekk jëf wees bi leen Abdoulaye Wade di wax projet am bañ ko déglu woon tey mooy nekk maire ñiy réccu ba ñëw duñu réccu waaye nag bët lu koy fatt du ko gis te itam reconnaissance lu am solo la moo tax ñi fi nekk ñëpp ay sang lañu ndax am na ñoo xam ñëkk nañu xam na ni la nekk fee baaxul mais mënuñu ñëw ndax dañoo ñëkk kon ñi nga xam ni tey nangu nañu ni dañoo juum walla duñu yaakaaroon seen yaakaar tas ñu ñëw publiquement wax ko ñooñu ñu mën compter ci ñoom lañu kon nag yal na leen yàlla defal sutura tey nag dañ fi ñëw ngir suñu yaay ju baax soxna Yacine Fall moom moo doon jiite délégation bi moom la ñu nommé mu nekk suñu directrice de campagne yoonu lonk bi démb xaw ko jàpp ndax non seulement mag la ndax àgg na 70 ans waaye itam muy asthmatique
mu ni ma kon da nga dem nga gunge sa nawle candidat yi waaye moom présence am ci jotaay bi dafa am yaakaar gi muy dëgëral ci militants yi, dafa am yaakaar gi muy dëgëral ci nit ñi xam lan mooy nit. ndax koo xam ne candidat nga woon ñu éliminer sa candidature si yoon bu fekkoon ni poste moo tax ngay liggéey rek da ngay tëdd nelaw waaye li ñu def moom ak soxna Abibatou Mbaye ak ñeneen ñu investiroon comme ñu mel ni Saliou Sarr wane na ni ñoom kat poste taxu leen liggéey mooy changement li ñu bëgg mooy du ñu bëgg affaire bi Macky Sall nam te nar ko jaaral ci échéance législative yi ñoom xam nañ ko mën nañu wax ni gisaane nañ ko ba xam lan la Macky Sall bëgg te lu mu bëgg du lenn mooy troisième mandat. troisième mandat bi nan la ko bëggee mooy dafa population bi tànn leen ñi leen teewal Dagana nangu tànn ñaar ñeneen tànn mu ni comme yéen leen tànn nag doy na leen léegi li ma bëgg ñoom laa koy sant boobaa yéen ñooñu ils vont parler à votre nom bu fekkee jox ngeen ko majorité ça veut dire Macky Sall li ngay def neex na ma day ñu imposer le troisième mandat te kenn du fi sañ a addu ndax yéen a tànn ñi nga xam ni ñoom ñoo porté seen i kàddu kon nag comme bëgg leen troisième mandat bëgg leen agenda LGBT yi dox ci Sénégal bëgg ngeen rupture am bëgg ngeen cohabitation am entre l'opposition et le pouvoir bëgg ngeen ñu tànn premier ministre boo xam ni dafay nekk issu de l'opposition da ngeen def ni français yi def mooy jël président bi jox ko ñii jël opposition bi jox ko la ca des comme ça kenn dootul def lu doon neex ci Sénégal ndax boo bëggee def lu dul intérêt Sénégal daañu taxaw ni leen lii du fi am donc ñoo ngi ñaan Ross Béthio bañ ci des ginnaaw ndax yëg nañ ni Dagana yëpp taxaw nañu kon nag yal na leen yàlla defal sutura li Mariam Diamaka wax li am solo la balaa nga naan naam ne fa képp ku jëleegul sa carte d'identité ñoo ngi lay ñaan nga jëli ko soo ko jëlee nga denc ko ku la jox xaalis boo mënee bañ ko jël moo gën waaye boo ko jëlee lekkal te bu mu la teree votel Yewwi Askan Wi ndax sa xaalis lu la jox benn kilifa waxoon na ko bi mu wàccee mu ni man kat li ma mënatuma ko ndax wàcc naa Omar Sarr moo ko wax ñëpp dégg man kat li ma mënatuma ko ndax wàcc naa kon nag ñu yëg ni kon li mu doon joxe moomu ko kon ñoom aussi tam li ñuy joxe moomuñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. mbokki Ross Béthio ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci ne ci turam ak santam di leen ziyaara di leen balu ak ci jotaay bi surtout suñu waajur yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun te ñu gis ne jotaay bi yàgg na lool waaye ñun day dalal suñu xel ndax li ñuy wax na feccum liir bu neexee ndey jaar teye si mbagg yi di leen ñaanal gudd fan ak wér ñu yàgg ñëw gunge mu mel ne li ñuy wax sax bariwul liñ fi war a wax bariwul ndax liñ fi waroon wax yépp suñu camarades yi wax nañ ko lenn rek lañu bëgg a gën a bàyyiloo xel jigéen ñi ak ndaw ñi mais balaa boobu ñu jaajëfal ñi nga xamante ne ñëw nañu fii def seen déclaration nekkoon ci ñeneen ñi ñëw fekk ci Yewwi Askan Wi intercoalition Yewwi Askan Wi ak Wallu di wax nag ndaw yi nekk ci biir intercoalition Yewwi ak Wallu bu yeboo ñu gën a am itte gën a am taxawaay te gën a farlu parce que ñii kat caaxaanuñu te bu ñu ñëwee fekk na ñun taxawaay bi ñu waroon def defuñu ko damaa ragal ñoom ñu rombuñu ndax ñii ak seen déclaration bi ñu def ci seen xol lañ ko tibbee te ñu engagé lañ ñu leen di wax bismillah ndax li ñuy wax la dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko gën li ñuy wax nag jigéen ñi ak ñi fi jot jël kàddu yépp
jàpp nañu ne ñun ñi ñu tànn ngir ñu war de nekk ay ndaw teewali leen ci assemblée nationale jàngoro yi ngeen àndal ñun ñu ngi koy dund ak yéen xam nañ ko jaaxaluñu li ma wax démb jawaar duñu leen ne yéen malaat yii parce que foo laal féppay metti duñ leen ne mukk dem leen defi scanner wala kaay leen ñu defal leen ay analyse balaa ñu leen di faj mais li ñu wóor ba wóor mooy ñun dinañ doon ay ndaw yu farlu ndaw yu xam li leen fa yóbbu ndaw yu taxaw ndaw yu am fit te xam li ñu bàyyi ginnaaw taxawal fa nag seen askan ñun xaalis yóbbaa duñ mënuñoo këf ay milliards mënuñoo këf kooku bu yeboo ngeen bàyyi ci seen xel ñi ñuy woo biir assemblée di leen jox ay mallette ay oto yóbbaale wuñu faale wuñu ay milliards am moom li ñu ñor ba mu ñor ñu mooy ñun dinañu fexe nekk ay docteur taxawu seeni jàngoro foofu ci am assemblée nationale mais li ngeen ñuy delloo yéen askan wi mooy seeni ticket yi ngeen waroon a fayee consultation mooy doon seeni bulletin au soir du 31 ngeen dem teel voté teel jox Yewwi Askan Wi li mu moom ak yi Wallu loolu lañ leen di ñaan beneen bi ci des mooy dama leen yërëm parce que amuñu programme sama tata Mimi c'est dommage moom li xale yi di wax mu ngi waaxu ci suñuy maayin balaa may dee ñu ne woteel leen Macky mais nekkuñu ci présidentielle jëmuñu ci ay élection présidentielle ñu ngi nekk ci élection tànn ay ndaw yu ñu war a mën a dem toogal ñu fële ci assemblée nationale moom nag comme Mimi lañ ko tuddee accéléré xam naa daa bëgg a accéléré affaire yi jaawatle pédale yi ba bëgg ñu yóbbu 2024 duñ fa yegg moom ak waayam soosu ñoom ñooñu ñenn ñi duñ fa yegg ak ñoom fii la ñuy yem léegi nag mieux vaut ñu génn par la grande porte wala rek ñu kii leen jalax leen ci palanteer bi te incha allah yaakaar naa Waalo duñ ci des ginnaaw bi ci des ñu leen di wax ne vote yi compliqué na compliqué wul Wallu ak Yewwi dañu boole seen doole fas yéene def intercoalition ñu seddoo ci biir loolu département yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Sénégal département bi mel ne bii ñu nekk muy département de Dagana Yewwi Askan Wi moo fi nekk dëgg la coalition la moomu Wallu bu ngeen demee ci bureau yi ñuy ñaan suñu yaay yi ñu bàyyi ñu tuuti xel ak yenn suñu mbokk jigéen ñi su ngeen demee ci bureau bi di ngeen fa fekk bulletin Wallu maam Ablaye Wade ma nga ci ak photom mais di ngeen fa fekk également bulletin Yewwi Askan Wi ndigal li maam Ablaye Wade joxe mooy nañu jël bulletin Yewwi Askan Wi ñu voté ko bu ñu demee fu mel ne Podor kenn du jël bulletin Yewwi Askan Wi mais bulletin Wallu la ñuy jël ndax nag bu ñu topp xër ba dem ba ca biir bureau ba di jànnaxe bi ci des aussi ñuy ñaan parce que loolu xëy na nit ñi yàgg nañoo voté mais il faut aussi ñu bàyyi ci xel buñ leen ne bulletin Yewwi rek bu ngeen yeggee seppi benn bu Yewwi rek dem bu boobaa seen vote du valable nañ ci bàyyi xel lépp nañ ko def ak teey nañ ko def ak farlu nañ ko def ak njom nañ ko def ak fayda balaa midi dans l'ensemble du département ñu xam ne ñun fii Yewwi ak Wallu ñoo ko moom loolu la ñuy ñaan ñëpp di wax ne nag ñu ngi jéggalu ñëpp di baalu ñëpp ak ci kàddu yi di jaajëfal ñëpp di leen wax ne toogaay bi yàgg na te guddi na te ñu ngi amaat yeneen étape yu ñu war a dem ko xam ñi xam ne dafa xaw a sori te bu ñuy dellu ba kenn ku nekk fa nga nekk surtout suñu mbokk waa Ronk yi ñu ngi leen di nuyu di kontaan démb ci seen étape bi macha allah kenn amul seen fay kon nag doole mbooloo mooy doole nañu ànd ñu booloo ñu liggéey te ku liggéey rek ku ñaq rek jariñu ku liggéey di nga am résultat te incha allah guumi lex ak
bari milliard rek rëy biir moo ci bokk yam dem rek asalaamaaleykum wa rahmatullah